salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi seetaan ci Actu SN au cœur de l'actualité maa ngi leen di nuyu yu nekk ci diaspora bi ñi nga xamante ñoo ñu seetaan à travers du monde entier maa ngi ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moo gën a fës ci actualité politique ci Cambérène dama ñëw rek pour leeral benn mbir moo xamante ni mën nañu wax ne bokk na ci cosaanu politique gu Cambérène ci ère bi ñu nekk ci atam 2021 2022 mbokk yi ma ñëw ci li nga xamante ni li ñu tuddee liste unique avant pré campagne boobu di élection locale 2022 yi fi nga xamante ni mooy ci territoire Sénégal yëpp di ko préparé kenn ku nekk tànn sat maire Cambérène nag mu am nu mu demee woon demee bi nga xamante ni mooy dañu waxoon dañuy bëgg def liste unique mbokk liste unique boobu bu ñu demee ba ci préparation procédure liste unique bi daay bëgg leeral parce que dafa bëri ay jaxasoo yu bëri xamante ni plat télévision yu bëri ñi ngi koy dal di ko waxtaanee te lu bëri maîtriser yuñ ko ci ma tax rek mu bëgg leen koy oyofal baaxee leen ko ngeen gën xam lépp li nga xamante ni noonu la fa tëddee woon fi nga xamante ni mooy Cambérène beneen bi mooy ci mel ni politiciens yi gouvernement bi boole seen ñi comprendre lan mooy doon actualité politique bi fi nga xamante ni ci pré campagne bi ci Cambérène nañu tëddee woon Cambérène nekk dëkku diine dëkku gàddaay di dëkku Seydina Issa Rouhou Laye nekk borom Cambérène di doomu Seydina Limamou alayhi salaatu wasalaam dëkku gàddaay boo xamante ni ñëpp fi ñëw dëkk si muy dëkkin bu rafet bu baax ba xam ne melu na yeneen dëkk yi ci mel ni Parcelles Assainies mel ni yenn Sacré-Cœur Mermoz melu na Golf Sud melu na Guédiawaye mais dafa am ay particularités yoo xamante ni dëgg yàlla diine rek mooy li fi dox diine kese lenn yi seen activité mais gis nañu ci dëkk nu code bi ngeen ko tuddee code électoral bi élection yi moom yi dafa Cambérène dafa am commune nag dafa am lu ñu tuddee maire bi nag gisoon nañ ci at yi passé ni depuis en 1996 lañ découpé administrativement commune de Cambérène Liba Seck nekk premier maire de la commune de Cambérène loolu bu mu demee premier mandat bi ki nga xamante 2002 ba 2009 ki nga xamante ni mooy Aline Gomis ñëw it nekkaat deuxième maire bu commune de Cambérène bu ñu paree 2009 ba 2022 bi ki nga xamante ni moom Amadou Samba moom moo doon maire Cambérène bi am 2 mandats yi nga xamante ñoo toppalee ko mbokk yi noonu moo doon nekk dañ nag politique nag def campagne dem comme ni koy ñeneen communes yi di ko defee rek jël seen liste présenter battre campagne politique def seen caravane kenn ku nekk am nga leader bu nekk nag fii ci Cambérène bëri na am na ay parti politique ay mouvement politique yi ci mel ni coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngi fii nga gis ci APR gis ci PIT gis ci PS li ci mel ni réew mi am na fi mais am na ay jafe-jafe dans la mesure où mbokk yi leaders yi nga xamante ni des fois dañuy am représentant yi rek mais duñu def seen activité du fës mais lu ci mel ni AFP amoon na fi waaye di mel ni daal yenn parti yooyu da mel ni doxatu ci biir Cambérène waaye am na yeneen mouvement politique yi ci mel ni Cambérène sama diwaan bokk na ci ay alternance génération pour le développement de la commune de Cambérène bokk na ci yenn mouvement politique yu bëri nag am na fii yu nga xamante ni ñoo gën a fës ñoom it dañ def ak ay mouvement association pour le développement yi bëri nañ fii ku mel ni dooleel diaspora bëri nañ ay mouvement bokk nag li nga xamante ne côté diini ji la association pour les activités religieuses noonu mooy tërënoonu géopolitique bu Cambérène mbokk yi bi nga xamante ni nag élection yi jublu si li na mbokk yi ci lay ñëw di gën a leeral ñi nga xamante ni mooy journalistes yi ak chroniqueurs yi pour ñu bañ a juum ci li may leen di expliquer nii parce que lu am solo la maanaam dëkk diine dañuy moytu souvent communication yi nga xamante ni yaa ngi koy génne souvent da ngay indi daal di yenn amalgame yoo xamante ni soo ko maîtriser rek day indi ay yàqu-yàqu yu bëri biñ jëmloo ci li nga xamante ni lu ñu tuddee liste unique gis nañ ci communes yi nekk ci réewum Sénégal fi nga xamante mooy Touba Mbacké di titre foncier bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul moom rek gisoon nañ moom moo tëddoon liste unique maanaam maire bi ci bañuru xalifi bi général ci lay nekk mooy Touba gis nañ liste bi du am jigéen góor moo fay nekk gis nañ ne bañuru xalifi bi lay demee Cambérène nag dañ ko bëggoon a def mais nag yàlla nit ak jaam ak bëgg-bëggam mais yàlla ak ndogalam voilà donc dafa bëri loo xamante ni yàlla moo koy sottil mu nekk loolu lañ bëggoon a def comme ni ko Touba defee waaye dafa ci am nu mu tëddee procédure boobu laa leen di expliquer mbokk yi
comprendre parce que foo ngeen xam d'abord pré campagne bi lan moo nekkoon Cambérène campagne bi lan moo nekkoon Cambérène après bu ñu génnee ci campagne bi lan moo jot am ci campagne bi loolu mooy tax ngeen xam vainqueur bi ak ki nga xamante ni moom moo perte élection yi noonu la tëddee mbokk yi dañ dem ci li nga xamante ni mooy liste unique boobu dafa am ñi nga xamante ni am nañ ay initiateurs yu tudd leen comité des charges lañ tudd ñoom seen rôle mooy dañ gis ne ginnaaw bi nga xamante ni Cambérène dem nañ ba mën nañ wax ne autorité bi religieuse bi kaddu bi dem nañ ba benn moment xàmmeetuñ ko parce que képp ku mu neex rek nga jóg def sa déclaration mel ni sëriñ ci ñoo la yónni wala kilifa ñoo la yónni léegi ne dañ bëgg a restaurer loolu indi kaddu xalifi bi kaddu kilifi dëkk bi moo taxoon comité des charges boobu ñu jël seen initiative pour fexe regrouper toutes les forces de la commune de Cambérène politiciens yeeg ñi nekk ci mouvement développement commune bi yëpp pour ñu dal di tënku taxawal benn li ñuy wax liste unique comité de charge boobu ñoo def procédure bi mbokk yi bi ñu demee ba benn moment liste unique boobu nag ñu woote ñoom liste comité de charge bi ñu woote bi ñu woowee politiciens yëpp voilà képp ki politicien ñi woo la borom mouvement yi parti politique yi bàjjini gox autant de moi li responsable politique yëpp ma ci képp ku nga xamante rek politicien nga wala sax ñi ci gën a raw mooy ñi gën a fës mooy candidat yi c'est parce que pré campagne bi mbokk yi gis nañ ne bëriwoon na ay candidats yu déclaré woon ne seen candidature ne dañuy nekk candidat ci élection présidentielle yi candidat à la candidature ku ci mel ni imam Libaas Faye ki ci mel ni Mamadou Ndoye Sarr ki ci mel ni bëri nañ Libaas Silla ki ci mel ni Doun Pata Mbeng ku ci mel ni Mame Gueye Diop Seck ki ci mel ni Mame Amadou Samba ki ci mel ni Libaas Diop Kane bëri woon na candidats yi ku ci mel ni El Hadji Mamadou Moustapha Ndiaye bëri woon na ki ci mel ni bëri woon nañ candidats yoo xamante ni déclaré woon na ñu dañuy nekk candidat à la candidature boobaa jamono jooju mbokk yi ki nga xamante ni moo njiiti réew mi wala président ministre de l'intérieur fixé wu ñu woon caution yi c'était 15 millions francs CFA mais kañ lañ ko war a joxe war ko joxe ku nekk daal dal di ngoon fësal sa candidature boo xamante ni ne pare nga pour jongante ci élection locale yi 2022 ci mairie Cambérène mu bëri woon candidat yi trop candidature yi bëri woon na ci ban gis nañ ne ci candidature yooyu bëri woon nag bokkoon na xañ na lu tax Cambérène ci ñenn ñi tiit jaaxle dëkk bi nga xamante ni dëkku diine la lan moo tax candidature yi candidat yi bëri goo xamante ni gis nañ ci lu mel ni imam bu jiitee lu mel ni juma di dem ba nekk na da day ne candidature buñ gisee déclaration bi fi nga xamante ni mooy actu SN au cœur de l'actualité imam bi Libaas Faye dafa ne li mujj si Cambérène moo doyul yaram moo ko métti ci développé dëkk bi développé wul demul fenn avancé wul kañ lay développé moom nag gis na ne mën na bu ñu ko joxee mairie bi mën na dem ñëw jël si ko dal di ko développé bu jógee si jumaa ji ñëw ci mairie bi loolu mën na nekk parce que dëkk bi dafa bëgg mu développé mbokk yi mu nekk loo xamante ni bokk na xaj na yooyu comité de charge bi am initiative par rapport ak mettre en place liste unique bi. liste unique boobu méttoon na trop parce que mouvement yi bu ñu jegee woo na ñi nga xam ci ñooy sëriñ si ñoom ñoo doon mujjanti parce que ñoom ñoo ŋànk dëkk bi titre foncier Seydina Issa Rouhou Laye alayhi salaatu wasalaam la ba tax ne sëriñ si ñoom ñoo ko dal di ma Cambérène titre foncier la kenn moomul ko du nooy man lu ma neex lay def sëriñ si ñoom moom titre foncier bi ba tax ne comme seen maama woote woon ñoom moom ñu woo leen ci procédure boobu pour que peut-être dana am benn genre frustration ñi amee ko duñ ko rusee sëriñ si waaye comité initiative bi yëpp comité des charges boobu ñoom ñoo ko mettre en place moo waral li ci xew ba xew politiciens yëpp bu ñu ñëwee ñi commencé nag laaj ne am na ñuy laaj nañ candidat yi ndax liste unique bi ñuy bëgg a def nii ndax ànd ngeen ci ñoom li ñu joxoon moo ñoom candidat yëpp dañuy wax ne ñoom d'accord nañ ci liste unique bi voilà mu waral nag biñ d'accord ne loolu lañ bëgg a nekk loolu lañ bëgg a def gis nañ ñoom sëriñ si ak ñenn ñi candidat yi sëriñ si ak candidat ñenn si sëriñ si ak candidat yi ñu dal di wéetoo kenn ku nekk candidat bu nekk ñu jox la parole par rapport à la décision bi nga xamante ni ñoom dal dinañ wax ne loolu la Cambérène bëgg a tëddee mooy benn dynamique unique boobu mooy sëriñ si boppam dañ bëgg maanaam de Cambérène ñu jox ko cër bi benn kilifa gi rek dafay dox benn baat dafay dox ma ndax yéen candidat yi liste unique yi d'accord ngeen ci ñoom kenn ku nekk jox nañ la parole ñii di wax ne ñun lu sëriñ ci wax d'accord nañ ci ñii ne ñoom nañ dem consulter seen i base am ñoo xamante ne candidat yoo xam ne dañuy consulter seen i base yaa ngi mbokk yi am ñoo xamante ni ñoom ñi ne li nga xamante ni lu sëriñ ci d'accord nañ ci parce que dëkk bi lay maktaal ñi nag mbokk yi ci loolu procédure boobu comme nag validé nañ maanaam am na ñu wax waaw waaye am na ñu wax ne waxuñu waaw parce que nag comme dañ
bokk ci parti politique yu ci mel ni ay Pastef opposition bi ñoo waxoon dañuy consulter seen base mooy Yewwi Askan bi ngeen gis ni tey mbokk yi ak ki nga xamante ni moo ko jiite ak ki nga xamante ni mooy Libalay Seck Sarr ci la bokk waaye moom it dafa daal di ci sëriñ ci la bokk waaw moom it Laye Mactar maamam mooy Rasulullah moom it mu daal di wax ne lu mag ñu kilifa d'accord nañ ci mbokk yi mu def loo xamante ni ñi continuer nag procédure bi léegi nag comme candidat yi d'accord nañ di xaar ñeneen ñi nga xam ne dañuy wax ne consulter seen base di leen xaar ki ci mel ni beneen kii yu nekkoon maire sortant bi di Mame Amadou Samba moom dafa ne mu ngi maintenir sa candidature voilà d'accord na liste unique bi d'accord na procédure bi waaye maintenir sa candidature moom it candidat la léegi nag ñi bëgg a am ñi nga xamante ni ñoom it d'accord nañ ñii wax ne sëriñ si luñ d'accord nañ ko ñii wax ne dañuy consulter seen base dañuy dem consulter seen parti politique parce que dañ leader ñii nga xamante ni ñoom it ñoo ne maintenir seen candidature pour wane ñoom ba tey ñi ngi nekk di candidat ki ci mel ni maire sortant Mame Amadou Samba ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom it wax nañ ne lu sëriñ ci décidé nañ ko mbokk yi mu nekk loo xamante ni noonu la fa tëddee bi ñu paree ci procédure boobu mu gën lañ ko résumer rek dañuy wax ne léegi nag comme liste unique bi ci à l'unanimité bi ni majorité bi maanaam ñu teew ci jotaay bi ñuy wax ne ànd nañ ci ñu ëpp wala ñu wax ne ànduñ ci waxuñ sax ànduñ ci waaye dañuy wax ne dañuy consulter suñu base parce que proposition bu bees la ci première fois dans l'histoire ci Cambérène mooy liste unique ñi am seen représentant mooy parti politique yi nga xam ne am na seen représentant fii ci Cambérène ñoom it foo ñu yëgal leen voilà loolu ñooñu jot nekkoon ci jotaay bi loolu la ñu waxoon ne dañuy dem yëgle jee seen passe politique est-ce que ñooñu ñëwaat nañ wala ñëwaatuñ foofu mooy point d'interrogation bi ñëwaatuñ comme ñëwaatuñ nag ñoom it dañu dara élection yaa ngi jege si te dépôt de caution yi mu am na parti politique yi bu fekkee ñoom liste unique bi bu Cambérène bi dafa war a am bannière boppam bu pare am caution boppam war a am coloration boppam est-ce que temps boobu da leen permettre ñoom liste unique bi ñi mën ko mettre en place balay élection yi bala ñuy dal di def liste clôture date de clôture bi léegi ñu njëkkante temps bi gis nañ ne ñi nga xamante ñi ngi consulter seen base temps bi ñu leen jox ba tey ñëwaatuguñ waxaguñ ci jublu loolu gis nañ ne peut-être dañu bëgg a boycotter wala qu'est-ce qui passe voilà beneen bi ci génne dañuy wax léegi nag comme consulter ngeen seen base ak yooyu dañuy wax kenn ku nekk pour ñu continuer procédure bi kenn ku nekk nga yónnee sa représentant ñu mën a continuer waxtaan bi continuer mbir yi maanaam loolu la ko ci gën a tënkee parce que am na ay détails yu ci xamante ni yow jarul di koy expliquer léegi nag Cambérène bi ñu jëmoon Cambérène bi actuellement 66 conseils municipaux la parce que code électoral bi moo ko dal di def mooy gis nañ ne commune bi mel ne Cambérène war na am 66 conseils municipaux les comités de charge boobu bi doon mettre en place liste unique bi ñoom noo def commencé lu ñu tuddee répartition des conseils municipaux 66 yooyu la ñu war a répartir bu ñu koy répartir mbokk yi ñu jox ki nga xamante ni mooy benn bokk yaakaar jox ko benn nombre jox waa ñu fi nekk ñëpp Cambérène sama diwaan jox gëm sa bopp danaa leen limal ñi nga xamante ñoo ci bokkoon mu ci mouvement benn bokk yaakaar am na PS am na PIT am na APR ñooñu ak LDR Yeesal ñi ngi ci biir ANC yëpp ñu ngi ci benn bokk yaakaar képp nga xamante ne bokk nga ci président Macky Sall ci coalition boobu ñoom it di leen séddale benn lim boobu des fois day yéeg ko wàcc bu ñu joxee lim bi ba pare am na ay consultation première sortie bu ñu répartition conseils municipaux yi mouvement bu nekk wala parti politique bu nekk ñu jox la soit 5 wala 6 wala yooyu mais benn bokk yaakaar mu ëppale woon ci ñu dal di joxe opposition bi ñu dal di leen jox ñoom ñi dal di séddoo mbokk yi nag loolu mu nekk répartition boo xam 66 conseils municipaux yi ñu réparti ko loolu nag ci procédure liste unique bi la comme d'accord ñoom d'accord nañ ne léegi dañuy dal di def liste unique léegi ñu ne conseils municipaux bu commune de Cambérène 66 conseils municipaux la léegi ñëw la ñu séddale ko ñi ko séddale nag dañ am benn comité scientifique bu ñu mettre en place boo xamante ni ñoom fu ñu dépendre ba sédd benn bokk yaakaar 15 conseils municipaux wala diw wala gëm sa bopp 6 wala lii wala ànd suqali Cambérène 3 yenn mouvement yi lu tax ñu jox leen nombre de conseils municipaux parce que lu tax fu ñu base yu mooy peut-être élection yu weesoo woon gisoon nañ résultats yi nga xamante ni taxawu Dakaaru bi nga xamante ni mooy Khalifa Babacar Sall moo ko fi nekk benn bokk yaakaar dañuy xool par rapport ak résultats yooyu moo tax ñoom comité scientifique bi ñoom ñoo tax ñu ne diw moo war am ni diw moo am ni diw moo am na mbokk yi mu nekk loo xamante ni comme ni ñu ko waxee rek
ñoom dañ bëggoon mettre en place benn liste unique seen yéene la woon léegi nag ci conseils municipaux yooyu bi ñu defee répartition yooyu nag mu indi benn affaire bu gis nag yenn liste yi daal di mouvement yi leader yooyu nga xamante ni bokkoon na ci liste bi gis ki nga xamante ni Liba Diop Kane daal di génn mooy borom Cambérène sama diwaan mu génn dem déposer listam daal di ne day nekk candidat ci élection locale 2022 ci bannière Sénégal 2035 muy Mame Mbaye Niang nekk candidat à la ville de Dakar bi ñu paree ba ci léegi ñu gisaat ki nga xamante ni mooy Mame Gueye Diop Seck moom it déposé candidature am ci liste unique boobu la génnee moom it daal di génn mu génnee ñëw ëllëg liggéey Sénégal sunu ëllëg liggéey Sénégal moom la bannière bi tudd ba tax ne moom la génnee dem di déposé moom liste fi nga xamante mooy sous-préfet de Parcelles Assainies gis ki nga xamante ni mooy Amadou Ngom di AJ/PADS moom mu dal di génn déposé liste am ci sous-préfet de Parcelles Assainies noonu la ko demee ñu gisaat ki nga xamante ni nag Boubacar Diallo di Yewwi Askan bi ànd ak ñu ngi Yewwi Askan bi danaa ñëw ci mouvement bi lii des ci mouvement bi mu nekk lu xamante ni ci Yewwi Askan wi gis nañu ci PUR ci Pastef ci ak yeneen coalition yoo xam mouvement yoo xamante ni bokk dal di Yewwi Askan Boubacar Diallo ñëpp di déposé seen liste mu nekk 4 benn bokk yaakaar bi nga xamante ni nag moom mooy comme liste boobu noonu liste unique la woon mën na jàpp na am na échec bu mu échoué ne ñi fexe modifié ko fexe continuer dynamo puisque am ñi nga xamante ni nanguwuñ waaye puisque am ñi nga xam ne nangu nañ léegi ñi nangu nag dañ ko mujj dindi liste unique def ko liste consensuelle mooy liste bi nga xam juboo nañ voilà liste boobu nag gis nañ ne am na gëm sa bopp am na benn bokk yaakaar am na taxawu Dakaaru sans Yewwi Askan Wi taxawu Dakar sans Yewwi Askan mu ngi ci ak am na it li nga xamante ni mooy wàllu Sénégal bi nekk PDS mu ngi ci biir ak yenn mouvement des forces ouvrières yooyu yëpp ñu ngi ci biir ñoom ñoo mooy boobu la ñu tuddee la grande coalition de l'unité la grande coalition de l'unité amul ton bannière ñoom bi nga xamante ni mooy liste consensuelle boobu noonu bu ñu ko defee li ñu def répartition bi ñu def répartition conseils municipaux yi ba pare tànn guñ candidat bi war a jiite liste bi de fekk boobu tànn guñ ko nag mais mbokk yi buñ tànnee ki nga xamante ni mooy Doudou Pathé Mbeng foofu dama fay xaw a gaaw ak temps bi toujours damay xaw a gaaw toujours bi dañ ñoom comité de charge bi sëriñ si ñoo dal di tànn Doudou Pathé Mbeng voilà parce que bi ñuy tànnee ñoom def na seen procédure wax nañ seen comité scientifique wax nañ seen conseil municipal def nañ seen répartition def nañ seen lépp mais ñoom du comité de charge bi du dégg tudduñu du ñoom ñoo choisi tànn candidat bi tànn liste consensuelle bi ñu Doudou Pathé Mbeng moo ko jiite mu dal di génn bu Doudou Pathé Mbeng génnee nag mbokk yi ñi dal di annoncé ne Doudou Pathé Mbeng moom mooy liste coalition consensuelle bu Benno Bokk Yaakaar léegi liste unique bu liste consensuelle bu Cambérène bi waaye ba léegi loolu officiel na ci ñoom initiative bi comité de charge bi ak ñu doon liggéey loolu defar nañ loolu ba pare Doudou Pathé Mbeng moo jiite liste consensuelle bi nga xamante ni coalition yi ma lay wax na gëm sa bopp Benno Bokk Yaakaar taxawu Dakaaru sans Yewwi Askan Wi wàllu Sénégal yooyu coalition yëpp kenn ku nekk séddale nañ conseils municipaux conseils yooyu nag léegi nag liste Doudou Pathé Mbeng moo liste consensuelle bu kii léegi nag ki nga bokk bi ñu demee ba xamante ni mooy date bi président Macky Sall nag dal di ñëw moom